nga xam sa wala rek yaay ki nga xam ne lépp lu may def dama ci boole yaay sama xol mbëggeel gi la bëgg moom du jaaxaan te loo nekk man maa nga ca yow loo nekku bu maa ñu lay saagaane yaay sama xol mbëggeel gi la bëgg yow fii laa la def ba tax na waruma lay sore yow maam foog ni pello sum la mënoon may àdduna ak la ca biir jaral nga ma ko wulaan ko tuutee lii di sama gaal mbokki turfiste yi mbokki amateur yi ñoo ngi leen di nuyu tey ñoo ngi fii ci hippodrome municipal bu Fatick muy journée nationale du cheval dotée du grand prix du chef de l'État son excellence Macky Sall président de la République du Sénégal ñu am nag au programme 69 chevaux course bu njëkk bi ñi koy daw mooy poulain de 2 ans yi ñu nekk 20 partants war a daw distance su 1650 mètres ñaareelu course bi groupe 3 bi moo koy daw ñoom ñu nekk 10 partants war a daw distance su 2650 mètres ñetteelu course bi nag ñi koy daw ñoom ñooy groupe 2 bi ñoom ñu nekk 15 partants war a daw distance su 2650 mètres ñeenteelu course bi nag muy grand prix bi nga xam ne mooy open bi ñu ubbi ko ñoom ñu nekk 18 partants war a daw distance su 2650 mètres ñeenteelu course bi muy poulain de 3 ans yi ñoom ñu nekk 5 partants war a daw distance su 1650 mètres mbokk yi ma ànd ak sama caméraman ñu dugg ak yéen ci biir course bi wan leen tey li nga xam ne mooy 54e édition journée nationale du cheval dotée du grand prix du chef de l'État son excellence Macky Sall président de la République du Sénégal. bu leen ko suufeel bu leen ko tilimal drapeau Sénégal ci kaw lay ne te fu ndam dee am nañ fa jël pee Sénégambia na ngeen maa ne yéen waa Casamance mbooloo mooy doole moom yankee boo nekkul ci ndaale soo bokkul ci ngóor gi drapeau Sénégal ci kaw lay ne te fu ndam dee am nañ fa jël pee mono Sénégalais bi mono mono xamoo noor bi lëndëm mono Sénégalais bi mono ki sama maam Xaadim Rasuul maam Baay maam mi Maamu Laay maam Alaaji Maalik Si ñoo ñaanoon sunu gaal Sénégalais sunu gaal nan leen joxe manko la jojo Mama Jaxu Ba Abdu Njaay Samba Lawbe Faal ak jàmbaar yi àndoon ak ñoom lépp ngir defar sunu gaal Sénégalais sunu gaal nan leen joxe manko groupe 3 bi nekk nañ 12 partants war a daw distance su 2650 mètres ki nga xam ne jóg nañu Abdou Samad moo génn ci kanam Abdou Samad bu Njaga ko du Njaay moo génn ci kanam nekk na rawante boo xam ne 12 partants lañu war a daw distance su 2650 mètres Abdou Samad moo génn ki nga xam ne moo ko sëkkatal moom mooy fas boobu nga xam ne Tom mi ngi ci biir groupe bi moo nekk en 3e position ki nga xam ne mooy Tom moo nekk en 3e position waaye Abdou Samad moo nekk ci kanam ba tey Abdou Samad ñoddi
Mami Ngoné mi ngi ci biir groupe bi Mami Ngoné mi ngi ci biir groupe bi Mami Ngoné mi ngi ci biir groupe bi waaw borom Bagdad moo nekk en deuxième position borom Bagdad ñëw na en deuxième position Tom ñëw na Mami Ngoné ñëw na en quatrième position Mami Ngoné moo nekk en quatrième position waaye ki nga xam ne moo nekk ci kanam moom mooy façon nga xam ne moom mooy Abdou Samad bu Ndiaga Kodou Ndiaye dawal nañu borom Bagdad mu ñëw ci groupe bi borom Bagdad ñëw na ñu ngi tournalu 200 mètres yi waaye groupe bi ci des deuxième peloton de tête bi ki nga xam ne moo ko jiite moom mooy Tom moo jiite deuxième peloton de tête bi waaw borom Bagdad ñëw na ci kaw Abdou Samad borom Bagdad Mami Ngoné deuxième peloton de tête bi ki nga xam ne moo ko jiite moom mooy Tom bu El Hadji Salif Diène ñëw na Tom ñëw na seen kaw Tom bu El Hadji Salif Diène ñëw na seen kaw 200 mètres moo leen dese à l'arrivée waa ci diggante ki nga xam ne mooy Tom ñoddi Mami Ngoné borom Bagdad Tom ñoddi borom Bagdad Mami Ngoné premier nga xam ne moo jël deuxième moom mooy façon nga xam ne mooy borom Bagdad troisième ki nga xam ne mooy Mami Ngoné waaw Tom moo jiitu ci tableau bi premier Tom deuxième ñoddi troisième ki nga xam ne moom mooy borom Bagdad quatrième Mami Ngoné cinquième di Racine noonu la course bi tëddee muy course bi nga xam ne mooy groupe 3 bi ñu nekkoon 12 partants doon daw distance su 2650 mètres. troisième course bi moom mooy nag ñi nga xam ne ñooy groupe 2 bi jóg nañu ki nga xam ne moo génn ci kanam moom mooy Ndeye Fall 3 plein de 3 ans bu ñu surclassé la mu ñëw daw ci li nga xam ne mooy groupe 3 bi ndax moom note C la am Ndeye Fall 3 ki nga xam ne moo ko sëkkatal moom mooy Linguère bi bu professeur Jim Ndiaye moo nekk en deuxième position en troisième position Moussa Diop moo nekk en troisième position en quatrième position waaw Linguère bi ak ki nga xam ne mooy Ndeye Fall ñoo nekk ci kanam Linguère bi ak Ndeye Fall 3 ñoo nekk ci kanam Moussa Diop en troisième position Moussa Diop dawal nañu fas bi nga xam ne moom mooy Nasrullah dawal nañu Mbaar Ngoné dawal nañu président Cheikh dawal nañu Rasoul ñoom ñëpp ñi ngi dawal waaye fas bi nga xam ne moo nekk ci kanam moom mooy Linguère bi bu professeur Jim Ndiaye Linguère bi Ndeye Fall 3 Moussa Diop tey groupe 2 bi dañu fas yéene nag tukki ndax distance bi 2650 mètres la boucler nañ li nga xam ne mooy 1000 mètres yi mu dese leen 1000 boucler nañu li nga xam ne mooy 1000 mètres bi waaye Linguère bi jockey bi ko war moom mooy xale boobu nga xam ne moom mooy Ndiime Ngaak Ndeye Fall 3 moo nekk en deuxième position en troisième position Moussa Diop ñoom ñëpp dawal nañu Linguère bi moo nekk ci kanam Linguère bi Moussa Diop ba Ndeye Fall 3 ngërëm Linguère bi Moussa Diop Ndeye Fall 3 ngërëm Linguère bi Ndeye Fall Moussa Diop Moussa Diop ñëw na en deuxième position waaye Ndeye Fall 3 bañ na ki nga xam ne moo nekk ci kanam mooy ngërëm moo nekk ci kanam ba ki nga xam ne moo nekk ci kanam mooy Linguère bi moo nekk ci kanam dawal nañu ngërëm xale bi war ngërëm moom mooy Ousmane Diouf ngërëm ñëw na seen kaw ki nga xam ne moo nekk en deuxième position moom mooy Linguère bi premier ngërëm driver par Ousmane Diouf deuxième ki nga xam ne mooy Linguère bi troisième ki nga xam ne moom moo jël troisième moom mooy fas nga xam ne moom mooy Moussa Diop quatrième nag di fas bi nga xam ne moom mooy Ndeye Fall 3 cinquième nekk ki nga xam ne moom mooy Rasoul noonu la rawante bi tëddee
prix bi nag ñu ngi ko tuddee ki nga xam ne mooy le DG de la LONASE muy Amadou Samba Kane ki ko représenté mooy monsieur Mamadou Gueye di secrétaire général ànd ak ki nga xam ne moom mooy El Hadji Malick Fall muy directeur marketing ak communication ànd ak Seydou ànd ak Guédel Mbodj mi nga xam ne moom mooy conseiller spécial DG de la LONASE ànd ak ki nga xam ne mooy Fallou Diop. noonu la rawante bi tëddee premier bi moom mooy ngërëm nag bi saison bi ubbee ak léegi mi ngi doog a raw lii mooy première victoire mu am ko ci journée nationale du cheval doté du grand prix du chef de l'État son excellence Macky Sall. waaw dañu cee am contenté ak mbégte parce que honneur la pour ñun ñoom ñu invité ñu ci moo tax directeur général bi nga xam ne nekku fi daf ñu digal ñu jiite délégation bu takku délégation bi nag ay directeurs yaa ngi ci ay conseillers ñaa ngi ci ay chef de département chef d'agence chef de bureau ak yeneen collaborateurs yoo xam ne dañoo takku ñëw fekkee ci événement bi pour wonee ko rek won leen ne dañ leen di jàppale ci événement bi am ci mbégte waaw rax ci dolli nag ba ñu tuddee benn prix ci biir am na benn boo xam ne dañu ko parrainé mooy 3e course bi kooku nag dafa gën a renforcer dëgëral suñu contenté ñu koy xamal ne nag di ko remercier moom président Cheikh Niang di ñaan nag suñu diggante ak waa CNG ñu liggéey ba suñu borom fuul ko mu doon ay xéewal yu bari. fi mu ne nii nag ñu ngi wane li nga xam ne moom mooy escadron monté bu gendarmerie nationale escadron monté ñoom ñooy carrousel des lances ñoom ñooy def li nga xam ne mooy démonstration bi gis ngeen nag boo xoolee fas yi nga gis ñoom ay alezan lañu am na ci ay bee am na ci ay gris maanaam alezan moom mooy ngëlemu waaw ñoom ñooy def nii li nga xam ne mooy démonstration bi ñu ànd ko fi nga xam ne moom mooy commandant Bar mu jiite li nga xam ne mooy escadron monté bi ñuy def démonstration yu am solo waaw gis nga escadron monté bu gendarmerie nationale la ñii nga gis peloton bi ñoom ay xacc lañu muy gris gis nañ fi aussi ay ngélemu am na fi buñ ci jógee nag dañuy waajal li nga xam ne moom mooy grand prix bi muy open bi nag dañ ko ubbi waaye balaa ñooy dawal open bi dañuy déglu li nga xam ne mooy hymne national du Sénégal bu ñu jógee ci hymne national du Sénégal nag ñu doog a dawal li nga xam ne mooy grand prix bi. Open bi ñu ngi ko tuddee son excellence monsieur Macky Sall président de la République du Sénégal numéro 1 mooy Maxa propriétaire Maxa Fall jockey Pape Ñing numéro 2 Médina propriétaire Cheikh Tidiane Sy jockey Sidi Sow numéro 3 Betty Bao propriétaire Cheikh Omar Tidiane Niang Junior jockey Momad Dieye numéro 4 ki nga xam ne mooy Faydou propriétaire Idrissa Niang jockey Mohamed Gadiaga numéro 5 di Darou Khoudoss propriétaire Abdou Khadir Mbaye jockey Mbaye Diène Diallo numéro 6 di Diané propriétaire Samba Koura Diop jockey Mohamed Sissoko numéro 7 di Dallinkor propriétaire Ibo Kole Bao jockey Fallou Diop numéro 8 di Dardas propriétaire Abdou Khadir Mbaye jockey Ousmane Kar numéro 9 di Doumayen propriétaire Ibo Kole Bao jockey Moussa Diène numéro 11
di Very Good propriétaire Oumar Bao Junior jockey Ablaye Kassé. Numéro 12 di Bidéewu Njàmbur propriétaire Abdoulaye Kouroubari jockey Njime Ngak. Numéro 13 di Arif propriétaire Idrissa Niang jockey Alassane Seck. Numéro 14 di Darou Salam propriétaire Gora Seck jockey Ousmane Sow numéro 1. Numéro 15 di Machallah propriétaire Ndiame Dieye jockey Modou Dieye. Numéro 16 Thiono Dourer propriétaire Gabi Diop jockey Mouhamadou Bamba Ndiaye. Numéro 17 di Aminata Mari propriétaire Mouhamadou Lamine Diop jockey Salif Kobar. Numéro 18 di Rafet Ndior propriétaire professeur Sakhir Thiam jockey Ousmane Diouf. ñu nekk 18 partants war a daw distance su 2650 mètres. Que le meilleur gagne dans le fair play et dans un esprit chevaleresque. jóg nañu ki nga xam ne moo génn ci kanam. waaw rafet njort Aminta Mari génn na ci kanam. Aminta Mari bu Mouhamadou Lamine Diop jockey bi ko war mooy Salif Kobar. Aminta Mari moo génn en première position. waaw deuxième position ki nga xam ne moom mooy Diané moo génn en deuxième position. troisième position Doumayeen ak Rafet Njort ñoo lang waaye Aminta Mari jox na leen 3 longueurs. Deuxième position ki nga xam ne moo fa nekk moom mooy fas boobu nga xam ne moom mooy Arif la ak Diané. Arif ak Diané ñoo nekk en deuxième position. waaye Aminta Mari li mu leen jox jaadootul bëri na lool. Deuxième position Arif moo fa nekk. Troisième position ki nga xam ne moo ñëw en troisième position mooy Rafet Njort moo ñëw en troisième position. En quatrième position ki nga xam ne moom mooy Doumayeen moo fa nekk ak Dardas. waaw nekk na course boo xam ne kenn mënu ko pronostiquer te dawuñu ba teer ndax am na ay mool yu nekk seen biir yoo xam ne poids bi ñuy yóbbu dafa favorable. ku mel ni Rafet Njort ku mel ni Machallah 46 kilos lay yóbbu. ku mel ne Thiono Dourer 46 kilos lay yóbbu. dañ leen bàyyi xel bu baax a baax ndax terrain lourd la dafa taw ba sebet. waaye Rafet Njort ñëw na ci kanam. jockey bi ko war moom mooy Ousmane Diouf. deuxième position ki nga xam ne moo fa nekk moom mooy jockey boobu nga xam ne moom mooy Fallou Diop moo nekk en deuxième position. Fallou Diop moo war fas woo nga xam ne moom mooy Dardas. dawal nañu Daaru Khoudoss mu ñëw ci kanam. Daaru Khoudoss Mbaye Diène Diallo moo ko war. Daaru Khoudoss moo ñëw en première position. Daaru Khoudoss la ki nga xam ne moom mooy Aminta Mari dafa diig ci biir groupe bi. Daaru Khoudoss la ak Machallah. Daaru Khoudoss Machallah. dawal nañu ki nga xam ne moom mooy Béti Bao. mu ñëw ci biir groupe bi. Daaru Khoudoss Machallah Béti Bao Faydou. Daaru Khoudoss Machallah Béti Bao Faydou. Daaru Khoudoss a nekk ci kanam ba tey. Daaru Khoudoss ak ki nga xam ne mooy Machallah moo tafu ci ligne bi. premier fas woowu nga xam ne mooy numéro 15 di Machallah. deuxième diggante Bidéewu Njàmbur la ak ki nga xam ne moom mooy Faydou. quatrième bi nag ki nga xam ne mooy Béti Bao la. cinquième Daaru Khoudoss. sixième Médina. noonu la rawante bi tëddee muy 54e édition journée nationale du cheval doté du grand prix du chef de l'État. ki ko raw nag mooy Machallah bu Ndiame Dieye ndax xam ngeen ne Machallah mu ngi jóge Thiès en 1978 la fas bu jóge Thiès gëj a raw li nga xam ne mooy grand prix chef de l'État ndax ki ko rawoon mooy étoile filante bu Ndiaw Macodou Diop mi ngi dëkk Thiès mu nekkoon en 78 ci hippodrome municipal bu Kaolack. tey nag ki nga xam ne mooy Machallah bu Ndiame Dieye moo jël li nga xam ne mooy 54e édition bi. ki nga xam ne moom mooy jockey Machallah mooy Modou Dieye di rakk ci ki nga xam ne mooy Momad Dieye yu rawoon daaw grand prix chef de l'État ci Béti Bao. it gis nañu ne tey kenn gisul poussière ci grand prix chef de l'État parce que yàlla may nañu ndox fas yi suuf si gën naa oyof ci ñoom
course bi gaaw na waaye bi ñuy yegsi it gis ngeen ni ñu yegsi wandoo CNG bi nga xam moo yore wàllu course fas yi bëgguñoo juum ñuy ñaan rek mbokku Sénégal yi ñu may leen ñu visionner li nga xamante ne moom mooy course bi photo finish bi dinañu won sans ñu juum kan moo jël li nga xamante mooy Grand Prix chef de l'État loolu nag bu amee le président du CNG ak ñi nga xamante ne directeur bi nga xamante ne moom moo représenté ministre de l'élevage ñun ñëpp dinañu daje bu yembee ca ministère des sports jébbal li nga xamante ne mooy raaya bi jébbal ko ki nga xamante ne moom moo gagné loolu mooy déclaration bi ñu bëggoon a def pour que duñu fi jógee nit ñi duñu gis ku ñu ko jox ñu jàpp ne jafe-jafe la mais benn jafe-jafe amul. waaw ñu ngi ci liggéey bi parce que nag le président Macky Sall il a fini de montrer que dafa engagé aux côtés des sportifs sénégalais jox na lamb ji arène nationale dinañu jox course épique hippodrome national. déjà li nga xamante ne def na ko mooy joxe 2%. c'est une décision historique loolu mooy ndekki bi añ bi nag mooy hippodrome bi te Cheikh Tidiane mi jiite course hippique yi xam na ne plan yi pare na toog ceeg président Macky Sall jublu ci liggéey bi ci loolu lañ fas yéene parce que nag course hippique ak lamb jéggaani wuñu ko parce que fas dafa yàgg ci suñu biir moo tax ku ko teral sa bopp jërëjëf. mbokki amateurs yi mbokki turfistes yi xam ngeen ne dimanche bi ñu génn la ñu jógee fële nga xam ne mooy Fatick muy journée nationale du cheval doté du grand prix du chef de l'État xam ngeen nag prolongation yi coow lii dafa bëri woon ci li nga xam ne mooy fas woowu nga xam ne mooy macha allah bu Ndiamé Dieye moom moo raw léegi bi ñu jógee réunion ñu ngi fii ci ministère du sport li nga xam ne Matar Ba moo ko jiite waaye ñoo ngi jàkkaarloo ki nga xam ne moom mooy Papi Dieye nag di éleveur bu mag di mag ci ki nga xam ne moom mooy Ndiamé Dieye Papi tey ban contentement ngeen am ci li nga xam ne moom mooy résultat bi nga xam ne joxe nañ ko ne macha allah moo raw li nga xam ne mooy 45e édition grand prix chef de l'État bi nga xam ne moom la ñu organisé woon fële ca Fatick. ñu du am lu contentement lañ ci am contentement total parce que grand prix histoire grand prix comme ni ñu ko waxee 40 ans la gëj Thiès donc bu yàlla defee ñu dugg ci course sama raq ñaam dugg ci course daaw jéeg 2 ans la am ci ren jii nii gagné grand prix chef de l'État loolu sant yàlla la ñuy def sant yàlla bu baax a baax sant waa Thiès sant waa Sénégal. moyen def ci coono ànd ak staffam man damay dem ba dama koy yërëm ndax 4 heures du matin lay jógee ci kër gi chaque jour di dem jaab di dem tool donc loolu noonu yëpp lii dong moo ko mënoon motiver. Ndiamé yow lan moo la boole ak fasu course. waaw Diallo maa ngi lay nuyu waaw li ma boole ak fasu course mooy bëgg-bëgg quoi bëgg-bëgg moo ma boole ak fasu course may fréquenté kër fas dem ba am cofeel ci fas jënd fas pour di rawante. ñaataat nga dugg ci fas. y a juste 2 ans. 2 ans. sa écurie ñaata fas nga fa am comme ay coursier. actuellement nii am naa fa 4 fas yoo xam ne nii. yow yaa moom Mantulaay. maa moom Mantulaay ak Miss Thiès ak Madiana ak macha allah. leeroon na depuis dimanche quoi depuis dimanche li ci xew yëpp nag ñëpp gis nañ ko mais yàlla def na jàmm quoi yàlla def na jàmm jugé nañu ñu joxaan macha allah ndam li du ma def lu dul kontaan di remercier sama ñi ma àndal ñëpp plus particulièrement waa Thiès sama waa dëkk maa ngi leen di remercier parce que fas bi comme ni ko sama frère waxee rek du fasu Ndiamé du fasu kenn fasu waa Thiès la fasu waa Sénégal la parce que depuis 40 ans loo xam ne ni Thiès mosu ko am ñun ñu ñëw yàlla jaarale ko ñun ñu def loolu sant yàlla. waaw mais gars yi li ma leen di wax mooy mënu awma seen fay quoi parce que vraiment gars yi dañu ren macha allah dañu liggéey
gars yi amatu dundatuñu topp fas bi guddeeg bëccëg di yeewu fajar di dem ci joor gi di seetaan fas bi vraiment fas bi manqué wul dara gars yi assisté ko duñ ma xaar ci dara donte maa ko moom mais ñoom dafa mel ni seen yëf la gën ma ko bëgg reyande moo tax résultat bi nii rek la mënoon demee yàlla du fay mu ko wax bàyyi jëf parce que mooy fas boo xam ne moo battre record du meilleur temps sur 2200 mètres kon bu rawee grand chef de l'État tey du loo xam ne ni tànn la war daf ko mérité daf ko raw moo tax mu raw ko. Bruno tey maa ngi jàkkaarloo ki nga xam ne moom mooy Ousmane Ndak tey Ousmane lu jiin njaaga mooy njaak ndax moom mooy entraîneur macha allah Ousmane maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Diallo di sant nag yàlla bu baax di sant sama ñaari waajur di jiital sama papa ak sama yaay jiital ñu ma ànd ak ñëpp Thiès Dakar fépp ku lim da ngay juum dañuy sant yàlla bu baax lii man su ma ko defee mérite la ndax du loo xam ne dama koy tëndatu dama ci judd yaru ci màgg ci aussi. loolu bala ma ñëw wax ci grand prix damay wax fu fas yu jaax ba pare fas yu bu ma koy yorti man yorulu ma Ndiamé du sama patron su ma raq la tey dama mel ne ku bokk ak moom ndey ak baay ndax man bu may ñëw di ko yoral surface avant ma koy yoral surface daf moom dañu nekk ay xarit mu sonn ci fasam di ma ci boole tamit mu fekk ma nekkoon beneen écurie di liggéey mu may boole ci fasam yàlla bu mu defee leneen am ci diggante bi bu ma ñibbee suma kër ma xalaat na moom mi mu mën a boole ci fasam kon damaa war a mën a ñëw jàppale ko comme suma raq la yàlla nag suturaal ñu moom ma suturaal ñu tey ba lii am yàlla nañu yàlla suturaal ñëpp nag maa ngi leen di sant staff bi bëri na ku lim da ngay juum bëri na. mbokki turfis yi mbokki amateurs yi 54e journée nationale du cheval doté du grand prix du chef de l'État son excellence monsieur Macky Sall président de la République du Sénégal mu amoon dimanche 29 juillet 2017 ci hippodrome municipal bu Fatick gis ngeen li nga xam ne noonu la résultat yi tëddee boo ñëwee ci poulain de 2 ans yi muy PDA yi ki nga xam ne moo raw mooy Aminou Ouma bu Omar Bao Junior boo ñëwee ci poulain de 3 ans yi muy PTA yi ki nga xam ne moo raw mooy Général Bara bu Modou Diané Diop boo ñëwee nag ci li nga xam ne moom mooy groupe 3 bi ki nga xam ne moo raw mooy Tom bu El Hadji Salif Diène boo ñëwee nag ci groupe 2 bi ki nga xam ne moo raw mooy Ngërëm bu Ngañ Silla waaye boo ñëwee nag ci li nga xam ne moom mooy course open bi ñu réservé loon ko son excellence monsieur Macky Sall muy grand prix bi ki nga xam ne moo raw mooy macha allah bu Ndiamé Dieye macha allah nag xam nga ki ko moom mooy Ndiamé Dieye moom moo raw li nga xam ne mooy 54e édition journée nationale du cheval doté du grand prix du chef de l'État ñuy wax nag ne comité national ren dawal nañu 19 journées daaw dawal nañu 21 journée waaye ren 19 journée la ñu dawal ndax xat-xat yi nga xam ne am na waaye loolu yëpp nekk na loo xam ne lu am solo la ñuy wax nag ne ñi nga xam ne ñoo raw li nga xam ne moom mooy open bi muy 6 premiers yi nga xam ne ñoo arrivé ci tableau bi ñooñu dañu am ay prélèvement yoo xam ne dañ ko def mu jëm ci wàllu test antidopage ñoo ngi xaar li nga xam ne mooy direction du développement des équidés ñu nekk au ministère de l'élevage def nañ prélèvement yi pour xaar résultats yi ñëw pour ñu mën a nag jox ki nga xam ne moom mooy jël premier deuxième troisième quatrième ba 5e mu nekk nag loo xam ne lu am solo la demoon lañ leen démb fi nga xam ne mooy CNG course hippique bi ñu visionné cassette bi ñu bokk waxtaan jël nañ xool nañu ki nga xam ne mooy macha allah raw démb nag CNG daje nañu ñu waxtaan seen réunion hebdomadaire yi ñuy def bi ñu fa jógee ñu dem au ministère des sports le ministre Matar Ba teewul waaye son directeur de cabinet muy Ibrahima Ndaw jël na trophée bi jox ko ki nga xam ne moom mooy Ndiamé Dieye muy propriétaire bu macha allah ñuy nuyu nag ki nga xam ne di ko gërëm muy Ndiaye et frère nekk tailleur nekk en face garage Diamniadio mu tudd Adama Ndiaye jàpp na leen nañu ci liggéey bi ki nga xam ne moom mooy Issa Gueye Issa exclusive Ñaaña Couture adresse bi nekk 123 rue Carnot moom aussi jàpp na ci liggéey bi mbokki amateurs yi mbokki turfistes yi seen émission au galop jeexul nag dinañ leen toppal li nga xam ne moom mooy mercato bi muy transfert yi buñ ci jógee aussi dinañ ñëw ak yéen dem ak yéen ci écurie yi nawet bi naka la entraîneurs yi fas yéene yore li nga xam ne moom mooy fas yi dinañ dem aussi xalaat dem ci ara yi waxtaan ak ñi nga xam ne ñoom ñooy propriétaires yi ci lépp loo xam ne dafa jëm ci wàllu filière équine bi mbokk yi ñoo ngi leen di jox di daje seen yeneen i émission au galop di leen ñaanal jàmm